bismillahi rahmaani rahim salawatullahi wasalaamuhu ala rasulihi alkarim sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu. waa groupe Mouhalim info seen mbokk Xadim Thiam moo leen di nuyu te di leen ziare bu baax a baax del siwaat tey jii di alxames ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre 2020 ngir ñuy laya biirante ci livre bii ñuy wax livre blanc te waa Rawdu Rayaahiin bindan ko ngir di jubbanti ak am indi ay leeral ci ay njuumte yoo nga xamante ni nemmikoo nañ ko ci livre boobu professeur Iba Der Thiam bindan ak ñamu àndaloon ca mbind ma. tey jii ñu ngi war a doore ci remarque numéro 51 ñi ngi ko defal benn étoile suñu demee ci livre bi nga xamante ni moom la professeur Iba Der Thiam bind ak ñamu àndal ma nga fay tombeel page 291 ligne 9 ba ligne 10 ñu ne de par sa mère Cheikh Mouhamadul Bachir soxna Faatumata bintu Muhammad ibnu Muxtaar al Kokki ñu ne Cheikh Mouhamadul Bachir yaayam mi ngi tudd soxna Faatumatu moomee doomi Muhammad la Muhammad moomee doomu Muxtaar al Kokki yu la. waa Rawdu Rayaahiin nag daal di ne ni ñu présenté fii yaayu Cheikh Mouhamadul Bachir wala waajuram bu jigéen vraiment dafa desee leeru dara. Cheikh Mouhamadul Bachir dëgg waajuram bu jigéen mi ngi tudd soxna Faatu Madu Maam Jóob soxna Faatu Madu Maam Jóob moomee Madu Maam soxna Faal Jóob mooy baayam. Madu Maam soxna Faal Jóob Njaga Isa Jóob mooy baayam. Njaga Isa Jóob Ahmadou Faa Xujja Jóob mooy baayam. Ahmadou Faa Xujja Jóob Maxtaar Ndumbe Jóob mooy baayam. ñu toppaat ci soxna Faatu Madu Maam Jóob mooy yaayu Cheikh Mouhamadul Bachir. soxna Faatu Madu Maam Jóob Madu Maam soxna Faal Jóob mooy baayam. Njaga Madu Maam soxna Faal Jóob moomee Njaga Isa Jóob mooy baayam kon Njaga Isa Jóob mooy première maamu Cheikh soxna Faatu Madu Maam jàpp leen loolu Njaga Isa Jóob mooy première maamu soxna Faatu Madu Maam. Njaga Isa Jóob moomee Ahmadou Faa Xujja Jóob mooy baayam. Ahmadou Faa Xujja Jóob moomee Maxtaar Ndumbe Jóob mooy baayam kon Maxtaar Ndumbe Jóob moom mooy maamu Njaga Isa Jóob mi nga xamante ni mooy maamu soxna Faatu Madu Maam Jóob. li tax ñu leeral loolu dafa am luy ñëw ca kanam luy concerne ñaari nit ñooñu muy Njaga Isa Jóob ak Maxtaar Ndumbe Jóob. ñu ne Njaga Isa Jóob mi nga xamante ni moo njëkk a nekk maamu soxna Faatu Madu Maam moom maamam lañ ko tuddee maamam bi nga xamante ni mooy Maxtaar Ndumbe. waaye waa livre waa AGS muy professeur Iba Der Thiam ñoom ni ñu bindee dañoo jël soxna Faatu Madu Maam doomi Muhammad doomu Maxtaar al Kokkiyu te turu Maxtaar al Kokkiyu moomee Maxtaar Ndumbe Jóob lañ koy woowee moom lañ ko xamee moom moo ko tudd moom lañ ko daan wooyee ndax li mu sañcoon Kokki Maxtaar Ndumbe Jóob moom mooy maamu Njaga Isa Jóob mi nga xamante ni mooy maamu soxna Faatu Madu Maam. waaye Njaga Isa Jóob moomee Maxtaar Ndumbe Jóob lañ ko tuddee moom lañ ko tuddee dëgg sax waaye nag Njaga Isa Jóob moomee daawuñu ko wooyee Maxtaar al Kokkiyu c'est vrai que Maxtaar Ndumbe lañ ko tuddee te Maxtaar Ndumbe moom turu Maxtaar al Kokkiyu waaye histoire xamewul Njaga Isa Jóob turu Maxtaar al Kokkiyu turu Maxtaar al Kokkiyu ñu ngi ko xamee Maxtaar Ndumbe Jóob mi nga xam te ni mooy maamu Njaga Isa Jóob mi maamu soxna Faatu Madu Maam. kon nag bu ñu defee directement Maxtaar al Kokkiyu nit mën na koo jaawale teg ko Maxtaar Ndumbe mu mag ma alors que du moom. première maamu soxna Faatu Madu Maam mi ngi tudd Njaga Isa Jóob te daawuñu ko wooyee Maxtaar al Kokkiyu mais Njaga Isa Jóob lañ ko daa wooyee. remarque numéro 52 mi ngi tombeek ci livre professeur Iba Der Thiam bi page 291 ligne 24 ba ligne 26 ñu ne Sëriñ Basiiru bokkoon na ci
fukk ak juróom-ñaar ñi nga xamante ni ñoo daan bindal Serigne Touba ñoom la Serigne Touba taamu woon ñi di ko bindal moo xam xasida moo xam alquran te ñu doon ay calligraphe mën a bind daal Cheikh Mouhamadul Bachir bokkoon na ci loolu la waa AGS wax. waa Rawdu Rayaahiin daal di ne bu ñu demee ci livre Cheikh Mouhamadul Amine Diop Dagana ci Irwaanu Nadim dañ fay fekk ne Cheikh Mouhamadul Amine Diop Dagana moom listu fukk ak juróom-benn la joxe woon fukk ak juróom-benn ñu Sëriñ Tuubaa tànnoon ñu daan ko bindal waaye du fukk ak juróom-ñaar kon ni ko professeur waxee ak ñam àndal ba tey fukk ak juróom-benn yooyee am na ku ci tuddoon Sëriñ Basiiru ku ci tuddoon Basiiru cosaanoo Saint-Louis waaye nekkul woon Cheikh Mouhamadul Bachir mii nga xam te ni mooy doomi Sëriñ Tuubaa déedéet kanaa leer na Cheikh Mouhamadul Amine Diop Dagana nee na Sëriñ Tuubaa fukk ak juróom-benn script la amoon ñu ko daan bindal am na ku ci ñi ci fukk ak juróom-benn yi am na ku ci tuddoon Basiiru mais du sëñ Basiiru mii Basiiru moomee ma nga cosaanoo woon ba Saint-Louis waaye Cheikh Mouhamadul Bachir bokku ci comme ni ko waa professeur Iba Der Thiam waxee ak ñi mu àndal. Remarque numéro 53 mi ngi tombé ci livre professeur bi page 292 ligne 5 ba ligne 6 ñu ne doomi Serigne Mouhamadou Bousso parent de Soxna Jaara Bousso loolu rek la ñu wax ñu ne daal li leen ci intéressé rek mooy Serigne Mouhamadou Bousso mbokkum Soxna Jaara Bousso rek la ñu wax parent rek dafa yaatu ma mbokk. waa Rawdu Rayaahiin daal di ne baatu parent bi ñu jëfandikoo fii parent dafa vague parent rek mooy mbokk sa rak sa parent la sa maam sa parent la sa yaay sa parent la ci olof lépp mooy mbokk. kon nag bu fekkee ne Serigne Mouhamadou Bousso moomee xamuñu lu mbokk Soxna Jaara war nañ ko laaj parce que Serigne Mouhamadou Bousso moomee ñi gën koo xam ci turu Serigne Mbusoobe mook Soxna Jaara ñoo bokk ndey ak baay. Remarque numéro 54 bu ñu demee ci professeur Iba Der Thiam livre ma ngi fay tombé page 293 ligne 4 ba ligne 11 dañ doon présenté benn auteur ku leen daal jox ay information waaye ñoom nee ñu kooku dañ koo jaawale ndax kooku mi ngi doon Serigne Moustapha Lo la doon ñoom nag ñu ko jaawale Serigne Ndaam Abdourahmane Lo rek di wax Serigne Ndaam Abdourahmane Lo nee ñu nangam nag kooku tudd Serigne Ndaam Abdourahmane Lo Serigne Moustapha Lo la tudd. Remarque numéro 55 boo demee ci livre professeur ba nga fa tombé page 293 ligne 14 ba ligne 15 ñu ne Serigne Ndaam est l'homonyme de Serigne Abdourahmane Diakhaté père de Serigne Massata Binta Dun ñu ne Serigne Ndaam Abdourahmane Lo ñu ngi ko tuddee ku ñuy wax Serigne Abdourahmane Diakhaté mi nga xamante ni mooy baayu Serigne Massata Binta Dun loolu la professeur wax ak ñi mu àndal. waa Rawdu Rayaahiin daal di ne loolu it njuumte la baayu Serigne Massata Binta Dun Jaxate mi ngi tuddoon Serigne Ahmadou Kale Jaane Jaxate waaye tuddul woon sëñ Abdourahmane Jaxate déedéet sëñ Daama Abdourahmane Lo ñu ngi ko tuddee nijaayi baayam maamam lañ ko tuddee maamam joo xam ne nijaayi baayam la waaye tuddoon ko kii nga xam ne ñoom la professeur wax ak ñi mu àndal tuddoon ko de sëñ Daam Abdourahmane Lo ñu ngi ko tuddee koo xamante ni nijaayi baayam la maanaam maamam la joo xamante ni nijaayi baayam moom lañ ko tuddee. Remarque numéro 56 ñu defal ko ñaari étoile bu ñu demee ci livre professeur Iba Der Thiam ma nga fa tombé page 294 ligne 20 ba ligne 21 ñu ne Serigne Afia Mbacké imam de Diourbel quand Serigne Touba était en résidence surveillée ñoom professeur loolu lañ bind. waa Rawdu Rayaahiin daal di ne loolu njuumte la ndax dëgg-dëgg Serigne Afia Mbacké Serigne Touba mi ngi ko woolu woon fan yi nga xam te ni moom mujj ci dunduk sëñ bi ngir mu wuutu ko ci jiite bi waaye lu dul loolu jamono bu gàtt boobu la moom daal bi sëñ bi dund mook sëñ Afia jamono bu gàtt rek ci mujj dundam woona ko ngir mu wuutu ko waaye lu dul loolu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ci boppam moo nekkoon imam ba daan jiite nit ñi ñëpp kon nag bu ñu nee sëñ Afia moo nekkoon imaamu Njaaréem bi sëñ Tuubaa nekkee résidence surveillée loolu
laaj na ay leeral. Remarque numéro 57 mi ngi tombé ci page 294 ligne 26 ñu ne comme Serigne Yadaly qui était en Njaañ Sagata Louga ca Louga ñu ne Serigne Yadaly ma nga nekkoon Njaañ Sagata ci région de Louga waa Rawdu Rayaahiin daal di ne ñoom kooku ñuy junju turam dëgg moo mi ngi tudd Cheikh Mouhamad Abdel Karim Al Yadaly da daan ñëw Njaañ yenn saay rek mais mosu faa dund mosu faa nekk mosu faa résider mosu faa dëkk dafa daan ñëw yenn saay rek. Remarque numéro 58 mi ngi tombé page 294 ligne 27 ligne 28 ñu ne à la disparition de Mame Mor Anta Saly rappelle Cheikh Abdourahmane Lo la gestion de l'école de Patar est revenue à Cheikhul Khadim ñu ne ñoom nee nañ bi Serigne Touba bi Mame Mor Anta Saly nelawee daara ja nga xamante ni moo nekkoon Patar te nekkoon daara yi Mame Mor Anta Saly Cheikh Amadou Bamba nag moo dem di gérer daara joojee waa Rawdu Rayaahiin daal di ne loolu it dëgg yàlla njuumte la ndaxte Mame Mor Anta Saly mi nga jóge Patar en 1880 daal di ñëw nag installé nag ca Mbàkke Kajoor installé moo daal mu dëkk installé daaraam ak këram ak yëpp ca Mbàkke Kajoor foofee sax la nelawee ci atum 1881 kon nag l'école ba maam daal daara ja ñu naan Sëñ Tuubaa da koo doonu ca Patar loolu njuumte la waaye daara joojee wax dëgg yàlla moom fekk na Sëñ Mame Mor Anta Saly nelaw fekk na Sëñ Mame Mor Anta Saly jóge Patar complètement daara gi Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul doon noonu ca baayam nekkuloon Patar. Remarque numéro 59 page 295 ñu ne année de naissance de Cheikh Ibra Fall at mi nga xamante ni moom la Cheikh Ibra Fall ñëw jamono waa AGS dañ ci am ay problème yu rëy ndax waa Rawdu Rayaahiin nee nañu le texte indique 2 années différentes sur une même page ñu ne ci benn xët mooy page ci benn page lañ wax ñaari yoon jox Cheikh Ibrahima Fall ñaari date de naissance ci benn page bu njëkk bi dañ ne Cheikh Ibrahima Fall mi ngi gane àdduna 1855 ñu dem tuuti rek ci benn xët bi de ci benn page bi waxaat na Cheikh Ibrahima Fall mi ngi gane àdduna en 1856 te ñaari at yooyu yëpp benn ci moom dëgg Cheikh Ibrahima Fall mi ngi ñëw jamono en 1857 buñ sukkandikoo ci ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi ngi ko magee ñetti at kon at de naissance bi day nekk 1857 waaye li ci gën a doy waar mooy benn page nga jox Cheikh Ibrahima Fall ñaari at yoo xam te ni ci la gane àdduna loolu moom ñàkk rigueur ak ñàkk liiraat mbir mi avant ngeen koy tasaare mooy waral yu mel nii. Remarque numéro 60 ñu ngi ko defal ñaari étoile bi ñu demee ci livre professeur ba mu fa tombé ak page 296 ligne 2 ba ligne 3 ñu ne waa AGS ñoom ñu ne Serigne Amar Sakhir Fall père du futur Cheikh Ibrahima Fall épousa Soxna Roqaya Ndiaye et s'installa à Djabi Fall ñu ne Serigne Amar Sakhir Fall baayu maam Cheikh Ibrahima Fall dencoon na soxna suñuy wax Soxna Roqaya Ndiaye ba noppi nag daal di dikk installé Djabi Fall loolu la waa AGS wax waa Rawdu Rayaahiin daal di ne mais Amar Sakhir Fall nekkul bàyyi Cheikh Fall maamam te kat li ci gën a yéeme mooy ñoom ñu doon bind livre bi dañoo bind loolu ba noppi bind ay quelques lignes am daal bind ay quelques bind rek wax ñoom seen bopp waxal seen bopp ne maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyam mi ngi tuddoon Ahmadou Roqaya Fall muy lu doy waar wax nañ fii na Cheikh Fall bàyyam mi ngi tudd Serigne Amar Sakhir Fall dox tuuti quelques lignes rek wax na Cheikh Ibrahima Fall bàyyam mi ngi tuddoon Ahmadou Roqaya Fall muy lu doy waar dëgg la sax Ahmadou Roqaya Fall mooy bàyyi Cheikh Fall mais kon waruñoo wax ne kon Serigne Amar Sakhir Fall mooy bàyyam weddante googu nga xam ne am na ci benn page loolu moom mooy wane ñàkk rigueur ñàkk yitte ñàkk jox yi ci liggéey bu rëy bu toll nii nee ñu it ci même page bi diggante ligne 19 ba ligne 20 ñoom defaat nañ fa njuumte geneen gu rëy ndaxte ñoom nee nañu
benn instant am na ñu ne que ñu ne nee soxna Roqee Njaay mooy yaay Seera Fall alors que demewut noonu soxna Roqee Njaay maami Seera Fall la maamam lu du yaayam. Cheikh Ibrahima Fall yaayam dëgg-dëgg mi ngi tuddoon soxna Seynabu Njaay waaye soxna Roqee moom yi ñuy wax maami Seera Fall la lii moom ñeeñ xamuñu lu mu doon xamuñu ñàkk gëstu la xamuñu daal vraiment. Remarque numéro 61 mi ngi bu ngeen demee ci livre professeur Iba Der Thiam ma nga fay tombé page 298 ligne 19 ba ligne 21 ñu ne le jour de la rencontre de Cheikh Ibrahima Fall et Cheikh Ahmadou Bamba a eu lieu un samedi 20e jour du mois de Ramadan 1882 à Mbacké Kajoor. ñoom ñu ne bis bi Cheikh Ibrahima Fall di dajeek Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul benn bisu gaawu la tombé ñaar fukki fan ci weeru koor ci atum 1882 ca Mbacké Kajoor. ñu ne waa Rawdu Rayaahiin ñoom daal di ñëw daal di ne dat boobu ñu joxe day demewut noonu ñoom njuumte la dañ cee juum ndax Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bi nga xamante ni woote na woote bu rëy boobee woote boobu ba nga am juillet diggante weeru juillet ak weeru août 1883 te maam Cheikh Ibrahima Fall moom sëñ bi woote na ba am at ca déwén sa la door a wuy si sëriñ bi kon li gën a wóor te wóor mooy 1884 la maam Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul daje waaye du 1882 bii nga xam ne waa HGS moom lañ joxe. Remarque numéro 62 ñi defal ko benn étoile bu ñu demee ci livre professeur Iba Der Thiam ma nga fa tombeek page 302 ligne 21 ba 23 ñu ne le succès de la Mouridiyya engrangeant à travers ses premiers talibés résidait dans le fait qu'ils étaient avant tout des fidèles qui préféraient le muslih au salih, c'est-à-dire l'acte à la parole. ñoo daal kenn mosut a gis lu mel ni ñu ne murid yi day seenu réussir ñoom daal seen li tax ñoom ñu mel nii ñu mel réussir bi yéem ñëpp mooy depuis taalibe yu njëkk ya ñoom murid yi dañoo préféré woon jàpp leen terme yi de muslih au salih. déjà ñoom dañoo waroon a bind sax muslih au salih mais dañ ne muslih au salih biñ dikkee ñoom di tekki di leeral muslih au salih lu mu doon ñu ne murid dañoo préféré woon daal jëf lañ gënoon a préféré ka wax kon ñoom muslih lan tekki leen firee jëf saalix ñi firee ko wax ñoom ñoo ko wax ñu ngi nii ñu ne murid dañoo préféré woon muslih ou saalix c'est-à-dire l'acte à la parole kon ñoom muslih la ñu tekkee acte muy jëf saalix ñi tekkee ko parole ba noppi au lieu ñu jëfandikoo fii baatu o mais dañoo jëfandikoo baatu u muy beneen problème grammatical waa Rawdu Rayaahiin nag daal di ñëw ñoom di indi ay jubbanti ci mbir mi daal di ne baatu muslih ak saalix ñoom daal ni ko ñiy bëgg a tekkee fii moom ñun vraiment ñun xamuñu lool ni ñu ko bëggee tekkee ci texte bi ñu ne muslih mooy jëf saalix mooy wax non ñun xamuñu lool sincèrement muslih mooy koo xamante ni daal yaa ngi jàngale jëf ju baax jàngale comportement bu baax ba noppi di ko jëfe saalix nag mooy ku nga xamante ni daal dafa caractérisé par ay bon comportement daal ku jub ku am ay comportement yu baax ku sell ñun daal loolu lañ xamoon waaye muslih mooy jëf saalix mooy wax ñun xamuñu loolu ba noppi biñ ñëwee ñoom bind muslih u saalix dañ fay def benn faute grammaticale ndax dañoo waroon a bind muslih au saalix maanaam buñ ne kii de wax la gën a préféré que jëf ki dañ naan kon kii dafa parole la gën a préféré que au nangam mais waruñu utiliser ou fii loolu beneen faute grammaticale la boo nga xamante ni ñoom buñ liiraatoon li ñuy bind rek vérifier ko kon duñ ko génne ba noppi sens bi ñu bëgg a jox muslih ak saalix fii jël muslih tudde ko acte jël saalix tudde ko parole ñun moom yooyu arab xamuñu te noonu murid yi xamuñu loolu. Remarque numéro 63 page ñu ngi ko defal 2 étoiles mi ngi tombé livre professeur Iba Der Thiam ba page 308 ligne 6 ba ligne 7
Ce fut pendant le 19e siècle qu'apparut un genre littéraire appelé Khassida et qui se constitua le registre des Khassaïd. ñu ne Khassida ne waa Rawdu Rayaahiin ñëw di jubbanti ndax ñoom dañ ne maanaam waa AGS dañu ne ci jamono 19e siècle daal la benn genre littéraire am daal benn fànn xam-xamu littérature génn bu ñu wooyee Khassida léegi nag waa Rawdu Rayaahiin ñoom daal di ne baatu Khassida day tekkiwul poème baatu Khassida non tekkiwul poème même bu fekkee ne ñun li ñuy faral di wooye ñun bu fekkee ne sax li ñuy faral di wooye ñun murid yi Khassida moom mooy livre yooyu ñuy jàng ak lire mais Khassida tekkiwul poème te it son apparition en tant que genre littéraire raconte à l'époque pré-islamique ok bàyyi ñu ne tey Khassida nekkul ne ci jamono Sëriñ Tuubaa la génn baatu Khassida ñiy way ay poème loolu génn na même avant l'islam di judd arabe yi daan nañ way bu yàgg ak yeneen ñu dul arabe yi sax daan nañ bind ay Khassida di way ak di tagg wala di def leneen mais bu ñu ne Khassida kon 19e siècle la apparaître la feeñ loolu njuumte la. Khassida feeñ na bu yàgg avant l'islam sax di am. Remarque numéro 64 ñi defal ko benn étoile mu tombé ci livre professeur Iba Der Thiam bi page de 309 ligne 10 ñu ne Cheikh Moussa Ka était né en 1890 à Ndikki ñoom loolu lañ bind. waa Rawdu Rayaahiin ñëw daal di ne Cheikh Moussa Ka bërëb bi mu ganee àddina mi ngi tudd Ndilki au lieu de Ndikki kon ñoom dañoo tëb lettre L bi maanaam daal lettre L bi dañ koo tëb ndax ñoom Ndikki lañ bind te nee ñu nag bërëb bi mu gënee jamono mi ngi tudd Ndilki. Remarque numéro 65 bu ñu demee ci livre professeur Iba Der Thiam ma nga fa tombé page 310 ligne 15 ba ligne 17 ñu ne le père de Serigne Adi Touré était l'époux de Soxna Aïda Mbacké Jaxate fille de Xaalima Jaxate Kala ñu ne baayu Serigne Adi Touré moo nekkoon borom këru Soxna Aïda Mbacké Jaxate Soxna Aïda Mbacké Jaxate moomee moo nekkoon doomi Serigne Xaalima Jaxate Kala. waa Rawdu Rayaahiin daal dina ñoom dañoo juum ci soxna sii ñu bëgg a tudde Soxna Aïda Mbacké Jaxate waaye mi ngi tuddoon Soxna Faati Mbacké Jaxate moom moo nekkoon yaayu Serigne Adi Touré yaayam mi ngi tuddoon Soxna Faati Mbacké Jaxate waaye tudduloon Soxna Aïda Mbacké Jaxate. Remarque numéro 66 bu ñu demee ci livre professeur Iba Der Thiam mi ngi fay tombé page 313 ligne 10 ba ligne 15 ñu ne au lendemain de la mort de Maba qu'il avait nommé Qadi, Makhtar Penda quitta le RIP pour fonder en 1892 le village de Koumbof. Sa sainteté fit rapidement le tour du Sénégal et parvint aux oreilles du futur Cheikh Ahmadou Bamba qui n'avait à cette époque-là que 17 ans. ñu ne bi mu ne ginnaaw bi nga xam te ni Maba faatu na Maba nommé woon na ko Kaadi kooku mi ngi tuddoon Makhtar Penda moom daal di jógee RIP ñoo di RIP pour dem sanc benn village bu ñuy wax Koumbof ci atum 1892 waaye nag baax gu mu baax ak sell gu mu sell ak doon nit yàlla gu mu doon nit yàlla moom Makhtar Penda moomee wër Sénégal gépp ba agsi ci nopp Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul booba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul mi ngi amoon 17 ans. waa Rawdu Rayaahiin ñoom daal di ñëw daal di ni en 1892 Cheikh Ahmadou Bamba ay atam mi ngi tolloon ci 38 ans
bu fekkee ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mi ngi gane àdduna en 1854 kon kay wax dëgg yàlla en 1892 kay Cheikh Ahmadou Bamba amul woon 17 ans amu ko woon. Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mi ngi dem ci géej gi en 1895 te 1892 boo ci tegee ñetti at lay nekk 1895 te 17 ans boo ci tegee 3 ans day nekk 20 ans Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mi ngi def ci géej gi ak ay amuloon 20 ans kon ñoom bu ñu nee 1892 booba Sëñ Tuubaa mi ngi am 17 ans ñoo loolu njuumte la booba Sëñ Tuubaa mi ngi am 38 ans ñu ne it te it Kumboof a été fondé bien avant 1892 dëkk boobu ñu wax Kumboof sañcoon nañ ko bu yàgg lu jiitu 1892 gii ñii di wax. Remarque numéro 67 bu ñu demee ci livre professeur Iba Der Thiam ma ngi fay tombé page 313 ligne 18 ba ligne 23 français bi di ci aw day gudd ndax dafa xaw a bari waaye dañu ne rek ñoom waa AGS dañu ne xaritoo gu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul xaritoo woon ak Makhtar Penda Sy fii sax dañoo jëfandikoo le jeune Bamba day wane ne booba Sëñ Tuubaa ndaw la xaritoo gu xaritoo foor na lool ba mujj gi sax Serigne Makhtar Penda Sy jël ñaari doomam jébbal ko Serigne Touba ñaari doomam yooyu sax am nañ ak mbokkoo ak famille Sy ba nekk ca Tiwaawan ku ñuy wax Serigne Mouhamad Basir Diop moo ñu ko nettali moo ñu ko leeral ñaari doomam yooyee kenn ki mi ngi tudd Serigne Malick Bassine Sy kenn ki mi ngi tudd Serigne Mor Roqaya Sy jàpp leen baat boobu Serigne Mor Roqaya Sy ñoom sax dañoo demoon Gabon dañoo demoon Mauritanie jébbulu ji ci Sëñ Tuubaa ñoom loolu la ñu wax waa AGS waa Rawdu Rayaahiin ñoom daal di ñëw daal ne d'abord sax bala ñuy wax ci mbir mi nañu leeral ñaari ñooñu ñu junj dañoo jaawale turu kenn ki ñu wooyee Serigne Mor Roqaya Sy du noonu Serigne Mor Khary Sy la ak Serigne Malick Bassine Sy te it Serigne Malick Bassine Sy ak Serigne Mor Khary Sy dañoo laaj autorisation seen waajur wu góor dañoo laaj ndigal seen waajur wu góor dem fekk Serigne Touba ca xomaat fa lañ jébbuloo ci moom kon nag bu ñu nee xaritoo gu Sëñ Touba xaritoo ak Serigne Makhtar Penda Sy moo tax ñaar ñee jébbulu ci Sëñ Touba ñaari doomam yi loolu njuumte la demewut noonu te it Serigne Makhtar Penda Sy ak Serigne Touba sax dañoo bokk génération Serigne Makhtar Penda Sy daanaka mën naa jur Sëñ Touba mën na ko jur moom moo ko mag la lu bare bokku sa génération. Remarque numéro 68 ñu ngi tombé ci livre professeur Iba Der Thiam page 313 ligne 29 ba ligne 33 fii ñu ne Serigne Makhtar Penda Sy ak Cheikh Ahmadou Bamba Sy daal am nañ ak mbokkoo am nañ genn maam joo xam te ni ñoo ko bokk maam boobee mi ngi tuddoon soxna Faatumata Sow te loolee nag ñu ngi ko sukkandikoo ci Serigne Moussa Ka ndax soxna Faatumata Sow moo jur ku ñuy wax soxna Marème Diop soxna Marème Diop moomee daa am ñaari gone yu jigéen ñaari doom yu jigéen kenn ki mooy maam Awa Dikke Camara kenn ki mooy maam Safura Camara ñaar ñi ñu mujj lim kenn ki mooy maam yi Makhtar Penda Sy ki ci des mooy maam ci Sëñ Tuubaa waa Rawdu Rayaahiin ñoom daal di ñëw daal di ne waa histoire générale du Sénégal mooy maanaam professeur Iba Der Thiam ak ñi ngi àndal non ñi ngi waxal Serigne Moussa Ka lu mu waxut Serigne Moussa Ka waxul loolu de Serigne Moussa Ka dafa ne maam Mariama Diop moom mooy yaayu Anta Sall moomee moom mooy yaayu Fatmata Sow loolu nag wuute naa ak texte bi li ñu wax AGS wax lool Fatmata Sow nekkul yaayu Mariama Diop mi ñu wax waaye ab sëtam la remarque numéro 69 mi ngi tombeek livre professeur Iba Der Thiam bi page 314 ñu ne comme légende de la photo il est mentionné que le mausolée de Mame Maram Mbacké se trouve à Darou Khoudoss ñoom daal dañu ne waa AGS dañu ne xabru Mame Maram Mbacké ma nga nekk ca Darou Khoudoss waa Rawdu Rayaahiin ñëw daal di ne
mais xabru Maam Maaram Mbàkke ma nga nekk dëkk fu ñuy wax Mbàkke saa ñànka ñu koy wooyee Mbàkke Jolof te kat nee ñu paas bi ci topp rek xët ba ci topp rek muy paas 315 ñoom ci jëmi bopp waxaat nañu ne Maam Maaram Mbàkke ma nga tëdd Mbàkke Jolof muy ab tanaaxut ab am daal ab contradiction bu jéggi dayo page bii muy 314 dañ faa wax ne Maam Maaram Mbàkke ab xabroom ma nga Daarul Xuddus te ku ne xam na ne Maam Maaram Mbàkke ma nga tëdd bërëb bu ñuy wax Mbàkke saa ñànka wala ñu koy woye Mbàkke Jolof waaye dañoo ñëwaat ñoom à la page bi ci topp rek muy page 315 ñu ne Maam Maaram Mbàkke ma nga tëdd Mbàkke Jolof donte bu mujj bi sax moom mooy dëgg mais lu ñuy wax nañ fee ne ma nga Daarul Xuddus waxaat fii ne ma nga Mbàkke saa ñànka wala ma nga Mbàkke Jolof ci ñaari page yu tegaloo loolu bu fekkoon ne tey nañ liiraat avant ñuy génnee livre bii lii du leen dal. Remarque numéro 70 ñu defal ko ñaari étoile mi ngi tombeek livre professeur Iba Der Thiam page 315 ligne 5 ba ligne 6 ñu ne fondé à 1764 le village de Mbacke Jolof est situé à 45 km du nord de Touba. ñu ne dëkk bii ñuy wax Mbacke Jolof ñu ngi ko sanc ci atum 1764 te dëkk boobu ma nga féete ci bët gànnaaru Touba diggante moom ak Touba toll ci 45 km ca bët gànnaar ba. waa Rawdu Rayaahiin ñëw daal di ne dëkk bii ñuy wax Mbàkke Jolof ñi koy wooye it Mbàkke saa ñànka ñi ngi ko sanc lu ëpp lu jiitu 1764 1764 gi ñuy wax ne moom lañ ko sanc gi waa AGS wax nañu moom lañ ko sant moom lañ ko sanc non nee na loolu sant nañ ko lu ko jiitu lu yàgg ku ñuy wax Abibullah moo ko sanc Abibullah moom mooy wéy juru Maam Maaram Mbàkke Maam Maaram mooy mi nga juddoo Mbàkke Jolof te ci atum 1699 la juddu kon nag loolu nag juróom benn fukki at ak juróom dox na ci diggante bi Maam Maaram Mbàkke ganee jamono ak at mii ñu ne ñoom at mii ñu ne waa AGS ñoom ne moom ca lañ sañte Mbàkke Jolof ndax Maam Maaram ma nga juddoo ci bërëb boobu ci atum 1899 ñoom ñu ne non 1699 bokk ñii nag daan ne ñu ngi sañte Mbàkke Jolof 1764 année ba fa Maam Maaram Mbàkke ganee àddina rek ak ñoom année bi ñu déclaré rek juróom benn fukki at ak juróom dox na fa kon nag li texte bi wax njuumte la lu rëy. Remarque numéro 71 ñu defal ko ñaari étoile mu tombeek livre professeur Iba Der Thiam bi page 315 ligne 9 ba ligne 12 ñu ne góor gu sell gii ñu wax Maam Maaram Mbàkke dafa jóge Mbàkke Baari ca Jolof pour dem présenter ay condoléances daal ngir dem jaala ji njaboot guñ naan njabootu sëriñ Malamine Saw ca Mbàkke Jolof sëñ Malamine Saw moom it nag dañ ko rey ñu ko rey nag ay xeexkatu dammel bu ñuy wax Amari Ngoone Sobel la loolu la waa AGS wax waa Rawdu Rayaahiin ñoom daal di ñëw daal di ne ñii ñu njabootu sëriñ Malamine Sarr ñoom maanaam daal waa AGS dañoo bind njabootu sëriñ Malamine Saw nee ñu nag du sëñ Malamine Saw mais sëñ Malamine Sarr la waaye du Saw te ñoom ña nga dëkkoon dëkk bu ñu wax Caareen ca Bawol dëkkuñu woon it Mbàkke Jolof comme ni ko waa AGS waxee muy ñaari njumte te demaguñ fenn ñii tudduñu woon sëñ Malamine njabootu sant ñu woon Saw mais Sarr lañ santoon dëkkuñu woon Jolof dëkkuñu woon Mbàkke Jolof waaye Caareen lañ dëkkoon ca Njaay ca Bawol te it dammel bi ñu wax ne ay soldaaram ñoo rey kookee muy dammel Amari Ngoone Sobel loolu it njuumte la ndaxte si ajoute ki si dam cité dammel bi nga xamante ni moom moo rey ñeneen Amari Ngoone Sobel loolu njuumte la Amari Ngoone Ndeela ay gëréem ñoom ñoo rey sëriñ bii ñuy wax waaye du soldaar yu Amari Ngoone Sobel ndax nee na li ci gën a doy waar mooy ñaari dammel yooyu muy Amari Ngoone Ndeela ak Amari Ngoone Sobel daanaka lu mat téeméeri at lu mat ñaar téeméeri at dox na seen diggante
ñaari buur yooyu Amari Ngoone Ndeela ak Amari Ngoone Sobel daanaka lu man ñett téeméeri at dox na seen diggante ñu jaawale leen jaawale gu métti. Remarque numéro 72 bi ñu demee ci livre professeur Iba Der Thiam ma nga fay tombé page 315 ligne 18 ba ligne 20 ñu ne maami Serigne Touba le grand-père de Serigne Touba daa dem installé ak njabootam gépp ak ay taalibeem ca Mbàkke Jolof ci atum 1790 date de sa disparition ñu ne date boobu it ca la mujj faatu le grand-père de Serigne Touba alors installa avec toute la famille de son disciple jusqu'en 1790. ok dañu ne ñoom dañoo dem maamu Serigne Touba muy maam Maaram lañ bëgg a wax dafa dem installé maam daal dëkk Mbàkke Jolof moom ak ay njabootam ak ay taalibeem ba ca at mam faatoo muy atum 1790 waa raw dana ñëw daal di ne maam Maaram Mbàkke installé wul Mbàkke Jolof dem fa sañ fa de tukki fa sañ fa déedéet dafa ganee jamono ba nopp dëkkoon fa ba suñ borom jële ko fa ab xabaroom it ne fa kon bu ñu dafa dem sañc fa ak njabootam loolu ay caaxaan te it maam Maaram nekkul maamu Sëñ Tuubaa maam Maaram maamaati maamam la waaw maam Maaram n'est pas le grand-père de Sëñ Tuubaa mais son arrière-grand-père am daal maami baayam la ñu ne it maam Maaram it nelawul maam Maaram fii mi ngi nelawul date bii ñuy wax muy 1790 déedéet maam Maaram mi ngi faatu ci atum junni ak ñaari téeméer ak fukk ci gàddaay gi ma nga war a tombeel ci atu tubaab bi 1795 jàpp 1796 ci at boobu la faatu waaye faatuwul at bii ñuy joxe muy 1790. remarque numéro 73 ngi demee ci livre professeur Iba Der Thiam ma nga fa tombé page 317 ligne 1 et ligne 2 ñu ne maam Maaram mi ngi gën a jamono ñoom ñooy wax de professeur ak ñu mu àndal maam Maaram mi ngi gën a jamono 1690 dund na it juróom-ñeent fukki at te it marqué na jamonoom lool muy jamono ji nga xam te ne mooy bindoon dund muy 18e siècle ñoom loolu lañ bind. waa Rawdu Rayaahiin daal di ne maam Maaram mi ngi gën a jamono ci atum junni ak téeméer ak fukk ak benn ci gàddaay gi muy 1111 ci gàddaay gi ma nga war a tombé ci atu tubaab bi 1699 kon nag bu ñu nee maam Maaram mi ngi gën a jamono 1690 loolu njumte la ci atu tubaab bi ma ngay tombeek 1699 te it mi ngi faatu ci atum junni ak ñaari téeméer ak fukk ci ati gàddaay gi mu war a tombeel ci ati tubaab bi 1795 jàpp 1796. remarque numéro 74 la page 317 ligne 5 ba ligne 6 ñu ne maam Maaram Mbàkke dafa dem installé Mbàkke ginnaaw bi mu jógee Siin ca Buurba Jolof buur ba Jolof reconnaissait sa sagesse et sa vaste culture, lui céda des terres de culture pour se faire un voisin. ok ñu ne maam Maaram dafa dem sanc ca Mbàkke après le Siin ginnaaw bi mu jógee Siin buur ba Jolof nag daal di koy gis ne kii ni mu baaxee ak ni mu selle mu jox ay suuf ne ko mën nga fay bay def ci say daara say dëkkuwaay bu la neexee ngir daal nga nekk sama dëkkandoo ndax yow waa ji baax nga. waa Rawdu Rayaahiin ñëw daal di ne amul benn séjour am daal amul benn jamono boo xamante ni maam Maaram Mbàkke daf koo dëkkoon ca Siin comme ni ko ñuy binde fii. maam Maaram Mbàkke Jolof la gane àddina fa la doon dundee fa lay koy seen borom moomee fii nag baatub Siin moom dëgg yàlla bu fekkee ne renvoie ici une des localités par la famille du nom de Sy Jolof tel que séjour maam Maaram n'est pas connu bu fekkee ne it ne dañoo bëgg wax ne it Siin bii sax nekkul Siin nga ca Saalum boori Saalum waaye Siin nga nekk Jolof la te famille Sy doon fa dund ba tey it ñun loolu vraiment bokkul ci luñ xam ci maam Maaram. mbokk yi kon ñu ngi yemale fii jotaay bi incha allah ba suba ñu dellu siiwaat tàmbalee ci remarque numéro 75 xam naa incha allah suba moom day mat soob yàlla
asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.